sant yàlla gërëm ko di wax ni rek dañu fi daje tey pour signer benn charte boo xam ni day lëkkale commune Morlan ak Crédit Mutuel bu Sénégal ñun nekk de maa ngi nuyu monsieur Diop mu xam ni mooy PCA antenne boobu antenne Thiès 2 donc ma Thiès centre maa ngi lay sant bu baax yow mi xam ne yow yaa jiite délégation bi mais di sant tamit ñi nga àndal yépp donc ci délégation bi mais di gërëm di sant aussi di gërëm bon Fatou est arrivé la première adjointe au maire di sant di gërëm aussi Daouda mais di gërëm aussi Ousmane Fall moo xam ni mooy président commission entrepreneuriat def naa def ci bokk ànd ak Maawa Faye ma gërëm aussi monsieur Ba bu baax parce que monsieur Ba je pense que bokk nañ ñi faciliter lëkkaloo bi en tout cas ñu ngi koy gërëm di wax ni rek ñun dañoo wóolu Crédit Mutuel moo tax ñu préféré signer ak yéen convention parce que at yi yëpp xalaatoon nañ ko bëggoon nañ ko taxawal mooy xaalis boo xam ni dañ koy teg pour garantie ñi nga xam ni bëgg nañu am bor mais nit ñi je pense que loolu dina yombalal en tout cas entrepreneurs yi parce que léeg-léeg da ngay bëgg a def yaatal sa entreprise mais da ngay am jafe-jafe da ngay sax bëgg a initier entreprise da ngay am jafe-jafe mais quand même ñu ngi woo waa Morlan teg nañu fonds boobu tekkiwul nii nit ñi ku jël du remboursé defe naa ku jël remboursé yoo da nga ko jëflante ak waa Crédit Mutuel parce que ñoom je sais que c'est des gens qui ne badinent pas avec les impayés donc ñu ngi gërëm en tout cas waa Crédit Mutuel bu baax di gërëm Ousmane di ko ñaan aussi mu gën a waxtaan ak askan bi parce que boo xoolee waxtaan ak askan bi parce que en général nit ñi bu ñu déggee rek commune dugg na ci dañuy foog ni xaalis dañu koy maye donc xaalis bi mayewuñu ko ku leb tamit bul ñëw mairie naan mairie moo lay fayal ñun du ñu fayal nit ku ne ku jël fexeel li ngay jël nga def ci lu am fulla lu am fayda nga mën ci njëriñu mais nga mën aussi fay sa bor loolu vraiment suñ ko defee rek en tout cas Morlan gën a jëm kanam loolu moo tax ñu jóg ci rek pour que ñu jàppale ñi xam ni ñu ngi yëngu ci wàllu entreprise mais cette entreprise bi demul parce que dañoo manqué moyen ci wàllu xaalis vraiment loolu daal di doon wax pour que ñu gërëm leen bu baax di jàpp ni rek am nañu yaakaar ni dina réussir parce que wóolu nañu Crédit Mutuel mais wóolu nañu aussi Ousmane Fall ndaw la je pense aussi moom nii même c'est un entrepreneur parce que mu ngi yëngu bu baax ci wàllu mbay ak ci wàllu commerce je pense que en tout cas déjà entrepreneur la moom modèle la déjà en tout cas mën na waxtaan ak yeneen yi pour que vraiment ñeneen ñi mel def ni moom vraiment loolu laa amoon di may wax ma gërëmaat ñëpp ma gërëm aussi la presse parce que lii dañu ko bëgg immortaliser moo tax au moins ñu jël benn vidéo bi comme ça voilà et puis dañ koy partager aussi ak waa Morlan pour que ñëpp xam ni am na waaye nii la tëddee je pense loolu laa amoon di may wax ngeen baal ma ak. ñu ngi gërëm monsieur le maire ak ñi mu àndal di ko wax ni ñu ngi koy ndokkeel ci palaat gi ko yàlla dogal ñu falaat ko ndax xam nañu sénégalais yi vraiment élection léegi xam nañ ko mën nañoo fal mën nañoo dindi donc suñ la fi tegaatee rek c'est parce que sa liggéey la donc mérité nga ko lii nga jëflante Crédit Mutuel wane na ni yaa ngi xalaat sa population ndax Crédit Mutuel ñun lu ñu xam mooy jege population bi Crédit Mutuel bokkul ak banque yu mag yi ñun ngay jaay caaf ngay bay salaat ngay am activité bu gën a ndaw danañ la jël ubbil la compte accompagner la kon lii nga def ak ñun incha allah ñu ngi la si ñaanal nga am ci ndam te teg nga ko ci loxo ñoo xam ni xam nañ luy crédit comme ni nga ko fàttalee nag population bi ñu xam ni du xaalis bu leen monsieur le maire yëkkati may leen ko bor la bu ngeen am seen diggante ak Crédit Mutuel te bor nag dañ koy fay te naanu yàlla ñëw si monsieur le maire di ko kalaame naan ko diw fayul donc képp ki nga xamante ni yàlla dogal na nga bokk ci ñu mën a am bor bi dinañ la ko jox nga liggéey ñu wax la ni nga ko mën a fayee ñu signé ko ci ay këyit ni ñuy leblee nag maa ngi ànd ak ay technicien ak ay techniciennes mooy la gérante ak la responsable de zone ñoom dinañu ñëw ci ni ñuy Crédit Mutuel di leblee ñun conseil d'administration bi lañ yore di yëngu ci politique bi donc ñu gërëm ki ñu yombalal suñu gisee ak commune bi muy monsieur Ba de l'ANCAR ñu ngi koy remercier bu baax ak monsieur Fall donc boobu soo ba la ñu ngi ñuy soññ mais xam nga banque moom ñoom seen loxo jàppoon doo mën a yëkkati sa loxo noonu génn
man depuis 9h on était vraiment disposé à venir mais ñoom ñoo xawoon a xat donc yàlla dogal na ñëw nañ donc loolu moo ñu fi indi tey ñu ngi ñaan yàlla rek lépp li ngeen ci njort ñu nit ñu njort ko ci ñu gis ko ci incha allah te ñun suñu côté am nañ expérience genre yu mel nii donc dinañ ci dem sans réserve ngir sa ndam monsieur le maire ndax xam nañ ni fii ak diir di nga jàkkaarloowaat sa population nga ne yéen a ma faloon def naa lii ñun incha allah dinañ la jàppale ci sa bilan boobu donc maa ngi leen di remercier yéen ñëpp donc je crois que je vais donner la parole à la partie technique su ko defee ñoom ñu sànni ci kàddu. di nuyu ñi fi teew ñëpp di rafetlu teewaay bi di wax ne monsieur le maire ñu ngi lay sant bu baax ci gis-gis bi nga am ci jàppale sa population parce que li ñuy signé tey mooy wane ne yaa ngi xalaat améliorer conditions de vie conditions de travail population Morolan nga tapé à la bonne porte parce que Crédit Mutuel yow xam nga ko liggéey nañu dans le passé te liggéey bi rafetoon na lool daanaka compte yu bari lañ fi ibbi woon ci Crédit Siggil Jigéen ak waa Caisse de Thiès commune mais wax dëggu yàlla femmes yi fay nañu fay bu jaar yoon ña ci jotoon a xaw a tardé sax bu ñu woowee madame la première adjointe daf ñu si daan jàppale bu baax ba nga xam ne tey bor yooyu yëpp fay nañ ko kon ñun tey bu ñuy ñëwaat Morolan pour signer beneen convention pour la Caisse de Thiès Centre man en tant que responsable de zone dama ciy sawar parce que xam naa ne population bu am jom la population bu bëgg a liggéey la population bu am maire bu leen mën a jàppale donc yooyu yëpp suñ ko boolee ñun côté technique suñu waree defee lu ñu war a def rek yaakaar naa ne liggéey bi dina jaar yoon ndax population bi nañ xam ne lii ngay joxe du xaalis bu ñuy sànni du xaalis bu ñuy maye danga ko fa def pour jàppale leen yombalal leen ñu mën a am crédit te crédit yooyu ñun dinañ leen teg ci yoon pour ñu fay ko nañ ko war a fayee bu ko defee bu ëllëgee yow sa bilan nga mun ci dugal sa partenariat ak Crédit Mutuel mu doon bu rafet merci beaucoup. Le Crédit Mutuel institution financière la di rafetlu bu baax li nga xamante ne maire Morolan moom la def muy jàppale sa population mu dugg ci population pour jàppale leen pour ñu développer ça vraiment c'est à remercier parce que nekk lu ñu yomb a gis surtout au Sénégal je crois que ni aujourd'hui maire ubbi na compte pour dugal ci 10 millions de francs CFA pour jàppale sa population 10 millions yi 5 millions yi versé na ko tey bi nga xamante ci la ñuy signé convention bi nga xamante moom la ñu sekk beneen 5 millions bi mu ngi ko war a versé fii ak at bi di jeex mais bor yi aussi ñi nga xamante ne ñooy bénéficiaires yi il faut qu'ils sachent que ni c'est pas donné sont des crédits yu ñuy jël bor yu ñuy jël di ko war a fay mensuellement Crédit Mutuel nag mën na joxe waaye bu la joxee it dafay xaar en retour si yow nga fay parce que amul ñu lebal la fayuloo nga daw si maire ne ko kaay fay non parce que Crédit Mutuel aujourd'hui si tu donnes du crédit ils vont te demander un DAT maanaam dañ lay laaj caution boobu maire yombalal na leen ko donc tey da ngay ñëw déposer sa dossier rek wax li nga soxla ak activité boo mën a mëne ndax ñi ngi financer lu mel ni mbay mi lu mel ni commerce ak yar mi ak entrepreneuriat maanaam ku ci ne ci activité bi ngay yëngu ñun pare nañu pour accompagner la ak maire di mu leen ko yombalalee mais selon les procédures du Crédit Mutuel du Sénégal donc comme dañoo nekk ci jotaay am na yoo xamante mënuñ ci pousser trop mais képp ku nga xamante ne tey sélectionné nañ la nga war a ñëw Crédit Mutuel ñu ngi Thiès centre 8 yi mairie dinaa bàyyi su numéro de téléphone comme ku ñëw Thiès bëgg a ñëw xëy na nga réer xamuloo fu ñu nekk exactement c'est le 77 531 17 10 da ngeen fa fekk équipe bu xarañ bu toog di leen xaar pour jàppale leen taxu ci ginnaaw mairie Morolan bi parce que dafa pare pour accompagner leen donc j'avais ça à rajouter monsieur le maire. damay rafetlu vraiment daje bi nga xam ne moo fi am tey di féliciter monsieur le maire si li nga xam ne moom la def daal di jël fukki millions daal di koy jagleel ñi nga xam ne dañu am yëngu-yëngu ci wàllu mbay wàllu commerce wàllu artisanat ak yëngu-yëngu yi nga xam ne moo am fi yëpp mu def ko ci wàllu entrepreneuriat di remercier aussi Crédit Mutuel ñi nga xam ne vraiment bi ma demee gis leen wax leen mëbët yi nga xam ne moom ci commune bi ci wàllu financement mu nekk jafe-jafe ñoom aussi def nañ ma yombalal boo xam ne ñu bëri defuñu ko te vraiment liggéey bi ñu liggéey ak ñoom nekk na liggéey bu mucc ayib
kon li nga xam ne moom la ñu signé fii tey muy convention bi maire bi si li ñu waxtaan moom ba pare dina signé benn arrêté monté benn comité de gestion parce que sinon bu ko defulee liggéey bi day diis ci mairie bi comité de gestion bi nag ki nga xam ne moom lañ ci gën a waxtaanal muy Ousmane nekk na koo xam ne modèle la ci wàllu mbay modèle la ci wàllu entrepreneuriat ku ci yàgg la muy sama xarit muy sama waaye te ñu yàgg liggéey te ñuy liggéey ju bëri ci wàllu développement léegi bu ñu monté comité de gestion bi ñi nga xam ne dañ koy tànn fii ci commune bi bu ñu paree dañuy monté ay sous comité ci village bu nekk léegi village bu nekk nag sous comité bi chef de village da ciy bokk ak ñaari membre au minimum léegi demande crédit foofu lañ koy recevoir dans les villages ñun fii dañu am benn comité de gestion boo xam ne bu ñëwee dañ koy saytu buñ ko saytoo bu ñu paree ñu def suñu observation ñu def benn PV def ko maire ne maire lii ak lii lañ gis ci crédit nombre de crédit la ñu recevoir nombre de crédit bii moo dem lii ak lii moo tax léegi crédit mutuel nag ñoom comme ñoom seen politique de crédit ñoom ñoo ko yor ñoo ko xam ñun duñ ci dugg bu ñu paree bu ñu étudier ba pare ñoom aussi ñi nga xam ne dañ leen di financer ñu wax ñaata lañ leen financer dafay am benn PV yoo xam ne day revenir ci maire képp koo xam ne sa crédit jàll na nga jot sa crédit koo xam ne jàllul tamit ñu def benn lettre wane ne yow sa crédit lii ak lii moo tax jàllul bu ko defee day leer ci bopp ñëpp kenn du dem ci maire nekk yaa tax crédit bi jàllul kenn du ñëw di comité de gestion nekk crédit bi jàllul dañuy xam ne kat liggéey bi dafa war a jaar yoon maanaam waaye yombal la maire bi def waaye bor la bor dañ koy fay te vraiment nekk na loo xam ne buñ ci jàppee dina dem ba problème financement ci commune bi dina nekk loo xam ne dafa ñuy féete ginnaaw ñu ñaan yàlla nañu si yàlla jàppale man loolu la amal lu mu ciy wax en tout cas ANCAR moom mu ngi seen ginnaaw di leen jàppale lu ngeen ci bëgg rek moom dina def lu mu ci mën di nuyu suñu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk au niveau zonal muy madame Ndiaye nga xam ne sama directrice nga xam ne bu woyofoon dëgg bu ko jot bi mooyoon dina ñëw teew mais xat-xat yee ko jàpp kon ñu ngi koy sant di ko gërëm jërë ngeen jëf merci. maa ngi nuyu population délégation bi fi ñëw waa Crédit Mutuel di nuyu monsieur le maire di ko gërëm bu baax moom mi nga xam ne moo ñu jàppandal lii nii bi ñu ko proposé moom mi nga xam ni askanam moo ko ñor jàppale askan bi rek moo ko ñor ñu indi soumettre ko mu taxaw ci taxawaay bu mel nii génne lu mel ni 10 millions loger ko ci banque bi pour jàppale askanu Morolan kon donc ñun ñu ngi koy gërëm di lancer appel waa Morolan rek xam ni lu nu xawoon a jafe mu ngi sunu loxo donc que bépp ndaw boo xam ne xëy nga bëgg nga liggéey je pense que boo approché Crédit Mutuel yaakaar naa ne dina la mën a jàppale ba sa liggéey dox muy ci wàllu sàmm di ci wàllu mbay di ci wàllu commerce di ci wàllu lu mu mënti doon activité booy def rek je pense que yaakaar naa ni boo leen approché rek dinañ la jàppale donc ñun dinañ veiller dëkk bi tous les villages commission bi dina fa dem installer fa benn bureau ba je pense que comme ni ko Ba waxee léegi rek dinañ jaar ci chef du village bi donc sensibiliser leen wax leen njariñ bi ak li mu ni mu toll bu ko defee que yaakaar naa ni population Morolan bi yëpp mën cee jariñu donc di gërëm monsieur le maire rek fi mu commencé dañuy ñaan yàlla 10 millions la commencé mais d'ici 5 ans mu dem ba nekk ay 100 millions voilà di ñaan yàlla tamit fii ñu commencé rek mu nekk yokkute Morolan parce que actuellement nii Morolan mu ngi ci loxo di dem gën nañoo songu mbay mi commerce jigéen ñi ñu ngi yëngu ndaw ñi ñu ngi yëngu je pense que tamit bu ñëwee ba facilité yombal ñu lii nga xam ni foo mosoon a dégg rek danaa bu nu amoon financement mais yàlla mi ngi dogal ni mi ngi yéwé na ni kon donc que ñiy lancé appel surtout les jeunes bu kenn tëdd dina la bu kenn taxaw ni amoon lu ma liggéey wala nangam lépp ci la ngay yëngu rek bu jàppee ni war nga ci mën a yëngu yaakaar naa ni boo ñu approché rek dina la teg ci yoon boo xam ni di nga am financement di nga liggéey yaakaar naa tamit di nga jàppale sa askan parce que rek dëkk bi dafa metti kër yi tamit dafa metti donc nag dafay nekk jamono joo xam ne jamonoy jóg yëngu la kon bu nekkee ci jamonoy jóg yëngu yàlla dogal que ñu am lu ñu jàppandal ba mën laa jox loo xam ne la jógal dem yëngatu ci ñuy lancé appel bépp jeune boo xam ne mi góor mi jigéen nga approché mairie bi wala boo ñu gisee rek wala bu ñu ñëwee dina la teg ci axe boo xam ne di nga am financement di nga dem liggéey di nga dem rembourser tamit encore yaakaar naa ne loolu lañ ciy wax di li ci des xam naa ne ñun ñooy dox suñu tànk dugg ci def porte à porte dugg ci dëkk bi waxtaan ak jeunes yi waxtaan ak jigéen ñi pour que incha allah yëpp dina yéen incha allah di gërëm bu baax tamit monsieur le maire parce que tamit yombalal nañ li ñuy wut
parce que tamit biñ ko proposé projet bi dafa mel ni moom projet am la parce que loolu rek moo ko ñor jeunesse bi nan liggéey am ci luñ jàpp yaakaar naa ne buñ amee ci luñ jàpp rek yaakaar naa ni yu bari duñ ci nekk wala yu bari duñ ñu ci dégg yoo xam ni mooy xew ci yeneen dëkk yi wala yeneen yi ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di leen gërëm yéen tamit yi ngeen di xam ni déplacé ngeen 3 fois pour ñëw ci lii rek mais ñu ngi leen di gërëm di leen ñaax rek ngeen gën ñu jàppale rek incha allah dina baax soobee yàlla.